ajjuma fukki fan ak benn si rakki gàmmu atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaari njooloor gi li ci gën a fës di lakk yu métti yi nga xam ne ñu ngi ko seetlu fan yëpp si réewum Sénégal ginnaaw marché Ocass bu Touba ni ki démb marché Castor fii si Ndakaaru moo lakk gu métti am ay jumtuwaay di ay matériels yu bëri yoo xam ne lakk na fa waaye tamit ak jur goo xamante ni bi ñàkk nañu seen bakkan ni ki démb it la nekkoon bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllum sàmm gi si réewum Sénégal nekkoon force nag si ñi nga xamante ne bi ñoo ngi si googale wàllu ñu saabal si kanamu jëwriñ ji nga xam ne mooy wàllum sàmm gi ci réew mi ñu doxal li nga xamante ne bi moo di code postural bi du ko defee jafe-jafe yi nga xam ne seetlu nañ ko si wàllum càmm gi ñu daal koy mën a saafara bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy dox diggante ñi nga xam ne ñoo di sàmmkat yeeg baykat yi ñu wëtali assemblée nationale foofee nag la ñuy amal boobu ba léegi li nga xam ne moo jëm si wotu budget ordinaire bu unique atum 2020 jàpp atum 2021 ni ki démb jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor wàllum koom ge doon janook ñi nga xamante ni bii ñoo di ndaw yi réew yi lu toll si ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yu toftal fukk ak juróomi milliards la ñu natal budget ren bi wuteek lool li nga xamante ne bii moom la ñu jàppoon daaw dafa mel ni ëppee na ko toll si ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari milliards yu toftal loolee di li nga xam ne moo am ni ki démb bis ni ki tey nag ñu ngay ay examen ñu ngay daal di saytu li nga xam ne moo jëm si budget wàllum mbay mi loolee mooy li nga xam ne moo am si assemblée nationale dinañu jeexale nag ak li nga xam ne moom la yéen kay xëy fësal tey si ajuma ji dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru novembre atum 2020 ñu ànd ci ki nga xamante ne bii moo di Alaaji Baba Ndiaye mbokk yi lii moo gën a fës si xibaar yi yaata gi nees kiis lakk démb si alxames ji di guddi goo xamante ne bi mit na woon lool si wërngalub marché Castor li ko jege di ak lakk goo xamante ne bi waabale na fa lu bëri si jumtuwaay mel ni ay woto yu yees yu fa taxawoon it lakk ga yóbbu na leen ba nekk doom nekk na loo xamante ne bi nag biñ ko yegee rek ñoom takk der yi sawara si di sapeur pompier yi dem nañu wutale si diwaan ba ngir def seen kem kattan ba mën a fay lu ni mel ñu déglu si leeralu ki nga xamante ne bi moo di lieutenant Ali Guèye moom mi nga xam ne moo bokk si sapeur pompier kaddu yi la yëkkati ñu teewlu ko. donc li ma mën a wax ci tënk mooy ñu ngi woo 19h29 ñu ngi woowee benn safara lakk bu amoon fii mu nekkoon nag lakk boo xamante produit bi ñu ci mënoon déceler en principe mooy ngooñ ak yeneen produits ay fer et autres donc il y avait beaucoup de produits bi ñu ñëwee sur les lieux à 19h47 donc si lañ commencé ak fourgon yi ñu andi bi ñu ñëwee amoon na benn victime boo xamoon dafa amoon ay jafe-jafe ndax fumier bi daf ko intoxiqué woon kooku noonu suñu ambulance yi jël na ko mu defal ko les premiers soins évacué ko au niveau de l'hôpital Idrissa Pouye bu ñëwee tamit établir nañ 5 petites lances actuellement on évolue avec 5 petites lances là on a maîtrisé le feu yoo xam ne yëpp ñu ngi fay lakk c'est waaw moyens yi am nañ fi 4 engins ndax boo xoolee am na fourgon bu Malick Sy bi mu ngi fi bu Jëppal mu ngi fi bu aéroport mu ngi fi ak bu port mu ngi fi ak beneen fourgon bi nga xam ne mooy bu ñuy wax 30 000 litres bi bu mag bi éléments yi environ juróom fukki nit ñu ngi fi. lakk yi si marché yi bëri na lool ginnaaw laata bu Castor boobeeg wërngalam fi nga xamante ne bii moo di marché Ocass bu Touba moo lakkoon lakk gu métti ay millions yu bëri dem fa waral sax xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou génne woon lu toll si téeméeri millions daal leen koy jox ngir jàppal leen si ñoom ñi lakkle loolee waral nag ñuy delluwaat si marché yi xool naka la ñuy dundee ñoom ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi nan la ñuy dundee lakk yu mel noonu dafa mel ni dañoo war a dem si ay assurance ngir daal di sàmm seen alal waaye dafa mel ni ñu si bëri xamuñu sax nan la ñu war a def ba dugg si yooyu la assurance am na ñoo xam ne xam nañu ko waaye seen xel dalut nee nañu bu fekkee ne dem nañu ci assurance ba dugal seen i koppar am na loo xamante ne bi buñ lakkalee kenn du leen ndàmpaay ñu ànd seek Mame Seynabou Babou ak Moussa Fall si marché yi. assurance doon lu jaaykat yu bëri umpule moonte mën na leen jàppale bu baax bu jëyee dalee seen kaw ba jox leen ndàmpaay fii si Colobane góor gi mu ngi ñuy xamal ni moom xamul sax yoon wu muy jaar ngir mën a am lii di assurance. dëgg la xam nga ñun tamit xamuñu woon ni sax assurance yi dañuy gérer loolu noonu d'ailleurs que ñun dañuy gis nga ni branchement yi ni muy demee dañuy dem ci kii xëccal ñu dem keneen xëccal xam nga te aussi tamit dañuy dégg wàllu assurance mais xam nañ ne assurance yi boo demee ba inscrire
foog nga topp seen ginnaaw di daw tout le temps que te ñun amuñu jot boobu noonu. ci wetam ñu dajeeg góor gi duñu xamal ni gisul njariñ ci am lii di assurance ndax dafa jàpp ni bu jéeye amee dangay topp seen ginnaaw di daw. non franchement parler commencé guñ inscrit nag ci assurance yi waaw commencé guñ ko ndax en fait ñi nga xam ne sax jot nañ koo def inscrit ci assurance yi ñoom am nañu ay problème yooyu ci wàllu assurance mais ba léegi ñu ngi topp ci assurance di daw te ba léegi joxuñ leen sax seen xaalis problème yooyu da ciy am te xam nga commerçant businessman bu xëy di liggéey amul temps chaque jour muy yëg ak a wàcc ci affaire assurance. beneen jaaykat bu ñu dajeel muy biral ni mbokku jaaykatam yu bari tàmmuñu bindu ci assurance ndax lu ñuy jàpp mooy assurance oto rek moo ko yelloo. non loolu nag tàmbuwuñ ko ci boo xoolee 90% yëpp duñ ko def ndax xamuñu ko assurance ñoom mën naa ne ci oto lañ ko xam mais xamuñu ko ci ay place yuy lakk ak yooyu ngay dem assurance di la fay te même loolu boo amantee nga topp assurance pour ñu fay la yaakaar naa dina diire boo xam ni nga dem sax ba fàtte ko. marché Sénégal yi ñu fiy faral di nemmeeku ay lakk-lakk yu bari jaaykat yi di ci ñàkk seeni marchandise ak seeni koppar muy lu leen di gàllankoor bu baax dem sax bay taxawal seen liggéey. maam Seynabou Babou ñu des ci marché yi wutali marché ti leen des ci lakk yi ba léegi lan moo waral lakk yooyu di bëri jamono ji wasaaroo ci marché yi ñoom jaaykat yi nga xam ne ñoo ci gën a loru ñu ngi àddu ku nekk jàpp ne nangam moo ko waral loolu yëpp nag ñu saabal ko ci kanamu Ndeye Nassi Diop Diouf ak Moussa Fall. juróom-ñaari fukk lakk-lakk ci marché yi lañu xayma ci juróomi at yi mujj fii ci Sénégal ñenn ci commerçant yi jàpp na ni branchement clandestin yi ñoo waral yooyu lee lakk-lakk. yaakaar naa branchement clandestin yi moom moo koy waral quoi waaw mais loolu tamit war nañ di ko invité bu baax parce que nit tamit booy liggéey ci loo xamante ne nii sa teraanga ci la nekk nga ciy suturloo ci fànn bu mënti ko doon rek dañ cee war a muus yeewu ci quoi rawatina ay affaire courant parce que courant dafa doon loo xamante ne dafa doy waar dafa garaaw. waaw bokkut ak yeneen façon yi nga xamante ne nii n'importe quoi la courant moom dafa doon loo xamante ne dafa garaaw moo tax bañ naa ko ba sama place ba ci ñu bëri sax dama leen koy wax booy wàcc moom sa courant contact da nga ko war a vérifier bu baax xool ko lépp loo ci gis loo xamante ne luñ branche la mooy ay kii relance wala ay affaires yooyu da nga ko war a débrancher. comme Cheikh Fall jaaykatu tissu bi di wuyoo ci turu Massamba mu ngi ñuy xamal ni mbokk commerçant yi dañoo war a moderne ci installation électrique yi. lakk itam nun commerçant yi comme wàllu ni ñuy branche les courants yi nii nga xam ne da ngay dugg ci marché ci boo seetoo ci kaw courant yi nu ne lañ leen di branche les fil jóge fee fil jóge fii en plus li ñu yor ci lampe comme man rek boo xoolee li ma yor ci lampe dafa bari xam nga yaa ngi dégg ak wantiloo yi courant yi day jegeñe yoo xamante ni bii loolu daal gëm naa ne buñ ci defee doucement tuuti gën a xool ni ñu koy installé gën a wàññi yenn yi dina nu mën a dimbali quoi dina nu mën a dimbali ndax itam lakk gu fi am bu paree rek boo déggee dañ naan courant nii courant na te xam nga itam bëgg a rafetal moom bu taxee nga def loo xamante ni bii da lay jural jéye ëllëg itam ci masawu rek ngay dëkkee kon dañuy xool li nga xam ne noonu lañ koy gën a installé waate ut ay électriciens yu baax. bu ñenn ñi jàppee ni branchement clandestin yi moo waral mbir mi waa ji moom xataayu marché yi la ko yaakaar. liggéey amul nag ñun ndaw ñun ñëpp dañoo jóg daw dem uti marché yi marché yi nag xat nañ xataay bi tey jii nii defe naa ne état bi ak maire yi ñoom ñoo war a mën a ñëw jàppale leen parce que marché bi nu muy xatee tellement loolu mooy mën a tax ba branchement kenn ku ci nekk da ngay bëgg a am sa cantine kenn ku ci nekk tamit da ngay bëgg a am sa table bee da ngay mën a am fi ngay teg pour mën a am li nga jëriñoo pour mën a am li nga yóbbu sa kër ba loolu tax na nag bu saa yu soog amee pour ñu fay ko rek problème lay doon ndax nit ñi duñu mën a am fu mu jaar wala souvent tamitam yeneen problème yi tamitam ñoo ciy dikke mooy nit ñi il faut ñu xool naka lañ koy mën a organiser pour loolu dootul mën a amati mais pour jàpp naa ne loolu pour dootul mën a amati tamit il faut état ñëw jàpp ci def ci loxoom ànd ak waa maire tamitam parce que boo xoolee marché yi lakk-lakk xam nga muy am yenn problème yi wala lakk-lakk bi day dem ba jéggi dayo problème bi yooyu yëpp mooy ñàkk am yoon bu baax bi tey jii nii defe naa ne support bu ñëwee dina fa mën a jaar loolu nag lu koy andi nag mooy il faut état bi ci boppam ñëw jàppale leen organiser waat marché yi ba nga xam ne maanaam ruq-ruq yooyu yëpp day fay war a mën a deñ lu mu si mënti doon tabax ay marché yu yees ak commerçant yi tamit bindu ngir am assurance doon na lu war ci jamono ji waaye it sensibiliser ñiy yëngu ci marché yi mën naa tax ba jiyee yu mel ni dootul am fii ci Sénégal.
ñu jógee Tilène wutali Sandaga daanaka ñeenti weer ba ñu màbbale bâtiment bu mag ba fa newoon ñi nga xam ne ñoo di jaaykat ya nekkoon si boobule bâtiment jamono ji daanaka dañuy wut ay territoire yu ñuy lal seen i bagage nee nañu liggéey ba dafa yéex lool te amuñu fu ñu yóbbu seen liggéey boobee di bagage yi nga xam ne moom la ñu yor waral ñuy xaar nag liggéey ba gën a gaaw ba ñu mal delluwaat fi nga xamante ne bii moo di seen bërëbu liggéeykaay jafe-jafe yu ñuy dund ñu ànd seeg Aïssatou Diak ak Moussa Fall. marché Sandaga ay weer ci gannaaw ñu daaneel ko waaye nag daanaka liggéey yi tàmbaleegul ba tey jaaykat yi nag daal di mer ba futu. ñun dañoo respecté sunu parole respecté luñ sunu kaddu te ñoom respecté wuñ seen kaddu fii lañ taxawul le 2 juin ñëpp di dégg Sénégal yëpp di dégg ñu ne ñu buñ tabaskee 2 jours après tabaski da ngeen di dem ñu joxe sunu kaddu ne ñun 2 jours après tabaski dañu dem ñu ne suñ demee au plus tard 1 mois après liggéey dina travaux yi dina tàmbali. mun ngeen ko gisal seen bopp ndax fii liggéey tàmbali na fi ndax fii dara mi ngi fi. commerçant yi nag daanaka ñëwaat neen ci bile bërëb ndax amuñu fenn fu ñu mën a jaayee. il faut ñu ñëwaat parce que fee ne ña fa dugg ñu sax ñi ngay génnaat parce que nit ñëwu fa mesure d'accompagnement amul subvention dara amu fa ña fa duggoon ñi ngay génnaat boo fa demee doo fekk 50 personnes tax am na 507 places 507 places ña nga fa boo fa demee 50 personnes amu fa cela veut dire que ña fa nekkoon génn nañ. membre association bi nag di Baye Dame moom gis na ne daaneel gi ñu daaneel marché bi bokk na ci lu yokk tax ndaw yi daal di jëlaat mbëkk mi. man mii ñaan naa kilifa gi nan naa ko boo doon liggéey fekk 6 mois may ñu 3 mois wala 2 mois mu ne bu ngeen di génn ma commencé ban génn léegi nag ñaata weer la gisuñu fi dara boo duggee ci bâtiment bi ay woyoo rek fi nekk ñoo fi fanaan te duñ ñu fi fanaan sax du ñu ay sénégalais waaw loolu jàpp na ne li mbëkk mi ñuy wax nii. lii ko waral buñ ko laajte bu ñu bëggee la xam lu leeral mbëkk mi nañ xool ñu toj garage yi toj marché yi toj géej gi bu ñu bëggee information ci mbëkk mi nan seeti moom loolu waral mbëkk mi am. marché Sandaga nag ñu daaneel ko ay weer waaye gis ne ni liggéey yi ba tey tàmbaleegul commerçant yi nag mer ba futu daal di joxeñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñooy nguur gi. te it jàpp ne mbëkk mi lenn waralu lu dul liggéey bi nga xamante ne ndaw yi ñàkk neen ko te it suñu ngi ñaax ñu gaaw leen dellusiwaat ci bile bërëb. Aïssatou Diak Mbaye ñu génn marché yi wax ci leneen di bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllum càmm gi ni ki démb lañ ko doon amal ci réewum Sénégal jëwriñ ñi nga xam ne moo waram càmm gi nag daje nag mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu woowee di fursa ngir ñu waxtaanee ci jafe-jafe yi nga xamante ne bi dañ koy seetlu ñaari ci diggante sàmmkat ak baykat loolee nag li ko war a mën a saafara mooy doxalinu code pastoral bi buñ sukkandikoo ci ñoom ñi nga xamante ne bi ñoo yëngu ci wàllum kaw gi Aliou Dia moom mooy président force paysanne di kuréel goo xamante ni bi mooy yëngu ci wàllum mbay ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Seck. li ñu wax rek mooy li sàmmkat yëpp di dund mooy itam li nga xam ne lii gën moom la sàmmkat yi di nekk ñu gërëm nag président de la république bu baax ndax xam cër bi mu jox élevage juróomi at yii ñu weesu lim ci def bokk na ci rek yëkkati bés jagleel ko élevage. jëm ak lim nar a def bokk na ci fexe ba liñ bokk te mënuñ koo séddoo muy fi ñuy sàmmee te di ko bayee nu fexe ba def ca démocratie ba ca war fexe itam ba humaniser ko. nga xam ne sàmm bi day xam ne baykat la baykat bi xam ne sàmm la ñoo bokk lépp te mënuñu tàqali ko su ko defee loola bu ñu ko defee rafetal rek ñu xam ne élevage nag la muy jëriñ ci réew mi mooy nit ñaari ween la am élevage mooy benn ween bi ba ca des mooy mbay mi benn ween bu ci taxaw rek doom bi yëg ko nit ki yëg ko te loolu nag li koy doxal rek mooy sàmmkat yi ñu dogu lañ boroomi xel lañ mais baykat yi ñu dogu lañ boroomi xel lañ liñ bokk muy àll bi yaatu na dañuy defee rek ba defaraat xalaat yi moo tax bi ministre bi ne carte pastorale bii gën nañ fexe ba defar ko ñu sàmmonteeg moom it ni ñuy kenee ku ne mu jox la sa cër te jàpp naa ne ay borom xel nekk ci élevage borom xel nekk ci mbay mi président jiitu na itam te itam dana wane yoon wu leer te ministre bii mu itam ñu ngi koy ñaanal di ko félicité ndax ni dégg ay xalaatam daal am nañu yaakaar judduwaat na ne bu ñu defee noonu rek jàmm dana ñëw élevage dox lam doon dox agriculture dox lam doon dox mu nekk koom-koomu Sénégal éleveur bu gisee sàmmkat baykat daanu ci kawam baykat daanu ci kawam ñu xam ne doomu ndey gise lañ doomu bàyyi gise lañ loolu daal jàpp naa ne kon mooy li génn ci ndaje bi tey. mbay mu xel mi ñu woowee agroécologie ndax mooy li nga xamante ne bi moo naa nekk solution ngeen gën a bijjiwaat mbay mi si réewum Sénégal waaw la Abdoulaye Seck mi nga xamante ne bi xeltukat la si wàllum koom wax nee na li nga xam ne moo di agroécologie nekk na loo xam ne dañ ko war a gën a mën a jëmmal ba mu gën a mën a joxam xëy ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk si réewum Sénégal ndaxte jàpp na ne bàyyiwuñ ko xel bu baax a baax si réew mi ñu teewlu ay kàddoom moom Abdoulaye Seck si micro Seeku Seydi ak Moussa Fall.
agroécologie doon lu am solo li nga xam ne effectivement defe naa agriculture fa lay jëm ndaxte bu ne agriculture agroécologique c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait mettre en avant mais élément bu gën a am solo mooy maanaam li nga xam ne ñu ngi koy lekk ndax sell na ndaxte lu ñu gis comparaison bu ñu def mooy boo jëlee agriculture conventionnelle li nga xam ne ñu ngi koy def ak utiliser engrais pesticides produits phytosanitaires yooyu yëpp finalement c'est des résidus yi nga xam ne nañ ko gis ci produits yi nga xam ne ñu ngi koy am moo xam légumes yi la wala moo xam fruits yi la wala moo xam yeneen céréales donc loolu dafa li nga xam ne vraiment baaxul ci wér-gu-yaram boo jëlee lii di création d'emploi agriculture agroécologique maanaam xëy yi nga xam ne mën na ko créer moo ëpp li nga xam ne agriculture conventionnelle mën na ko yoon ça veut dire que tey bu ñu nekkee ci contexte bi nga xam ne jeunes yi bëri tey liggéeyuñu ñi ngi rey seen bopp ci gaal yi donc ñooñu tey def naa tey bu fekkee développé na agriculture agroécologique ñooñu effectivement emploi yi nga xam ne mën nañ ko créer ñoom lay gën a njëriñ donc kooku muy beneen bi mooy yow mi producteur nga xam ne yaa ngi ci agriculture conventionnelle généralement idée bu na am mooy bu ñu ñëwee agriculture agroécologique c'est plus cher les intrants sont plus chers par exemple il y a plus de main d'œuvre donc dañuy jàpp ni moo gën a cher donc xëy na ñu ci gën mais ñun lu ñu wane ci étude mooy kii di consommateur bi nga xam ne mooy jënd boo ko sensibiliser ba mu xam ne effectivement lii muy lekk lu sell la du ci am problème wér-gu-yaram moom njabootam wala mbokkam à long terme donc kooku pare na effectivement lu doon jar téeméer mu yokk ci lu ëpp maanaam juróom fukk donc ça veut dire que ce supplément de qualité prime de qualité bi nga xam ne pare na pour fekk ko kooku revenu additionnel la pour ñëpp ñi nga xam ne producteur la ñu ngi ci agriculture écologique. daanaka mennum xalaat mi la Mody Sow mi nga xamante ne bi xeltukat la moom tamit si wàllum mbay ak li nga xam ne moo di càmm gi si réewum Sénégal wax na ne li nga xam ne moo di agroécologie maanaam mën nañ ko duppee mbay dundee nekk na loo xam ne day gën a sax bëjji comme réewum Sénégal ndax bu nekk la ngay dundee bu fekkee ne yaa koy bàyyi dina nekk loo xamante ne bi dina gën a mën a suqali am koom te réew mi dina gën a mën a moom boppam si wàllum dund ñu teewlooy kàddoom ba léegi Mody Sow si micro Sékou Seydi. communication bi ngeen war a adopté mooy fexe d'abord nit ñi comprendre lan mooy agroécologie ensuite ngeen dem ci terrain bi wane résultats yi mu am en termes de productivité en termes de bien-être social bon en termes de commercialisation ngeen gëstu aspect yooyu yëpp ensuite ngeen communiquer ci là-dessus comme ça nit ñi comprendre njëriñ bi ci nekk. njëriñ bi bëri na parce que il faut ñu dund pour ñu dund dañoo soxla ay agriculture dund bu sell donc agriculture boobu façon mbéy moomu dinañu mën a jox dund bu sell en même temps dina bëri ay nit ñu ciy yëngu pas seulement ñii di dem di béy mais ñii di transporter ñii di jaay ñii di transformer ñii di def yenn activité en termes de fourniture de services loolu lépp ci la bokk c'est beaucoup d'emplois. ubbi nañ ko ni ki démb pencum ndawi réew mi di dalewal ñi nga xam te ne bii ñoo di ndawi réew mi si wàllum budget réewum Sénégal diggante atum 2020 jàpp atum 2021 ndorte la nag dañ ko dooree ke jëw ñi nga xam ne mooy wàllum koom ak naal si réewum Sénégal Amadou Hott mu ngi doon janoog ñi nga xam ne ñoo di ndawi réew yi di député yi ngir daal di layal li nga xam ne moo di budget bi nga xam ne war nañ ko mën a wesaare jubluwaay gi nag moo di gën a mën a ñoŋal wàllum wér-gu-yaram bokk na ci ak li nga xam te ne bii moo jëm si wàllum liggéey ak ay garab ak yu ni mel loolu yëpp nag bokk na si li nga xam ne dëxëñ nañ ko si boobu li budget nga xam ne jamono ji am na yokkute boo xam ne ëpp na 300 milliards buñ ko gam-gam lekk budget daaw bi Amadou Hott ñu teewlu ay kàddoom si micro Mouhamadou Rassoul Kane ak Moustapha Guèye mi teewoon foofee ni ki dem. sur l'industrie pharmaceutique. lu ñeel wàllu wér-gu-yaram wi diwuñ ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wi dinañu présenter plan bi nga xam ne moom la ñu tëral ci lu ni mel. loolee sax dina tax ñu xam ne sunu bërëbu fajukaay maanaam hôpitaux yi ak dispensaires ak yëpp yi nga xamante ne fa la askan wi jubali saa yu ñu jaaxlee mi ngi nekk au niveau maanaam am na jumtuwaay yu baax te loolee lépp dinañ ko amal ci investissement boo xamante ne public lay nekk waaye it partenariat public privé comme hôpital bi mel ne bu nekk feefee ca Ndar nga xam ne am nañu sax ay partenaires yoo xam ne ñoo war a financer lu ni mel. waaye bu weesoo loolu ci industrie pharmaceutique bi may leeral lekk ne ñun nekk ñu gouvernement boo xam ne ak ministère yoo xam ne dañuy def ay planification à vue loolee sax moo tax ñu war a amal ay planification jëm ci wàllu industrie pharmaceutique ba fukk ak juróom-ñetti molécules yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu di jëfandikoo fii Sénégal ñoo di defaree fii ba sax tax na duñ ko soxlaat di ko jéggaani fenn maanaam lépp lu askanu Sénégal soxla ñu fexe rek ba jox leen ko fii jëm seen wàllu wér-gu-yaram ci nu mu gën a mucc ayib.
jusqu'en 2030 pour atteindre le niveau d'Afrique du Sud d'aujourd'hui. jaajëfal Cheikh Diop moo doon tekki kàddu yi Amadou Od yooyu si kàllaamay Wolof bis ni ki tey nag jëwriñ yi nga xam ni mooy wàllum mbay mi la ñuy càmbar ab budget maam Abdou Guèye kese mu ngi fa teew du ñàkk suñu yeneen jotaay xibaar den ci ànd ak moom ak la nga xam ne moo fay tukkee ñu wax si wàllum politique ak alliance des verts yi nga xamante ni bii ñoo yëngu si wàllum alam nag ñoom def nañu seen rentrée politique maanaam dugg nañ ci wàllum géewum politique bi ñoom ñi nga xamante ni bii li leen gën a soxal moo dañu sàmm lii di kew gi di environnement lu gën a ñoŋ politique bi nga xamante ni bii moom lañ ci war a gën a def nag dalul seen xel ñu ne niñ koy doxal si réewum Sénégal waral nag ñoom ñuy joxe seen xalaat seen ndaje loolee nga xam ne moom lañ doon duggee si langue politique bi fekke woon na ko Mamadou Lamine Fati. gàncax gi alam bi doon lu am solo ci li nga xam ne mooy programme politique am alliance des verts bëgg a dugg ci langay politique bi lee politique bi fi amoon nga xamante ne koom-koom rek la ñu jiitaloon bàyyi wàllu wér-gi-yaram loolu la ñu bëgg dindi mooy koom-koom soo koy ut da ngay def wér-gi-yaramam si kanamam pour nga mën a équilibrer au moins atténuer li nar a dal doomu aadama yi si wàllu utum koom-koom bu métti. caxat-caxat yu ñuy def ci alam bi lee loolu tax na ba ñi nga xam ne mooy alliance des verts jóg ngir ñu mën a waxtaanee mu jëntalu alam gi lee ci askan gi lee mais Dakar nag li nga xamante ne moo fi nekk technopole gis nañ ne technopole dafa laaj léegi ay mesures yoo xamante ne urgentes et efficientes loolu aussi xalaat nañ si dañoo bëgg a ëllëg tamit ñoom suñuy joxe réew mi ñu joxe ko ki nga xamante ni ki koy jël du jël malade bu tëdd dina jël au moins malade bu taxaw di dox boppam li muy faj du bëri. fi lekk ci kanam dinañ tàmbalee liggéey lii di pétrole ak gaz te am yooyu le dina am mu jëntal ci alam gi lee loolu tax na ba ki nga xam ne moo jiite alliance des verts wax ne lu nu mel war naa soxal ku ne ci askan gi. ci wàllu pétrole bi nag xam nga ne pétrole bi dafa nekk pratiquement si ndox te xam nañ ne wàll bi ñuy exploiter pétrole bi dina indi dina xaw a faagaagal wér-gu-yaramu nit ñi dina xaw a faagaagal koom-koomu nit ñi surtout ñi nga xamante ne ñoo dëkk si booru géej bi loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne dafa am politique yi nga xamante ne dina permettre nit ñi ñu am résilience mën a dund ak exploitation pétrole bi seen koom-koom du yàqu seen wér-gu-yaram du yàqu et aussi biodiversité bi am aussi dinañ ko mën a sàmm. alliance des verts jóg dugg ci langay politique gile waaye moom lu mu jiital rek mooy li nga xam ne mooy sàmm alam gile ak nan lañ ko war a doxalee te lu nu mel war naa soxal bépp politique publique nekk ci biir réew mi le jaajëfal ko Mamadou Lamine Fati ñu delluwaat si tolluwaayu mbasum coronavirus bis ni ki tey ginnaaw xayma bis bi si lu toll si juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn test yi nga xam ne def nañu ko ñaar fukk ak benn ñoo si am yees mbasum coronavirus fukk ak benn yoo xamante ne bii xam nañ ñi leen ko wàll amul kenn ku ko jëlee bi ci réew ak fukk yoo xamante ne bii xamuñu fu ñu ko jëlee maanaam ni ñu duppee cas communautaire fukk ak benn ñoo xam ne wér nañ ci bis ni ki tey di ay jarak juróom ñoo xamante ne bii jàngoro ji lottal na leen ak kenn koo xam ne ñàkk na si bakkanam bis ni ki démb kon du toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ñi nga xam ne ñoom la jàngoro ji tëral te ñu nekk si loxoy fajkat yi seen biir kër wala bon si bërëbu fajukaay yi ñu wax si leneen di lël bi nga xamante ni bi jagleel nañ ko rapport bi ñu doon validé si wàllum saytu marché yi si njaay meeg njënd mi si réewum Sénégal loolu nag amal nañ ko ni ki démb sa diwaanu Diamniadio boobu le rapport nga xam ne def nañ ko si diirub ñeenti weer ñi nga xamante ne bi ñooy jëriñ jor wàllum njaay meeg njënd si mois di lañ ko saytu si weeru décembre bi ñu dëkkmal bu sukkandikoo si jëw ñi nga xamante ne bi ñoo amaloon ni mel ne réewum Sénégal nag mu ngi si doxaleen wu mucc ay yëpp ngir daal di doxal mbooleem jumtuwaay yi nga xamante ne bi moo tënk njaay meeg njënd mi buñ sukkandikoo si Boubacar Mbodj mi directeur bu commerce extérieur maanaam njaay ak njënd mi nga xam ne moo aju sa bi ci réew ñu teew lay kàddoom si micro Babacar Seck. benn rapport la boo xam ni ministère du commerce moo koy coordonné dafa war a xool yan jéego nañu def mu nekk côté douane mu nekk côté l'impôt mu nekk côté industrie yan jéego nañu def pour que Sénégal loo xam ne ñun moonu war ci biir UEMOA ndax Sénégal mi ngi wàccoog moom ci en matière de njënd ak njaay ak jëflante donc loolu moo ñu fi indi parce que nu defee rapport boobu ba pare duñ ko war a jébbal UEMOA donc commission UEMOA donc suñ ko jébbalee ak aussi suñu yeneen naataango yu nekk UEMOA ñoom ñëppay jébbal su boobaa UEMOA si loolu lay tënku pour def benn rapport bu mag boo xam ni suñu ministre du commerce yi ñoom ñoo koy xool pour mën a xam lan moo dox lan moo doxul lan lañ war a améliorer parce que objectif bi du caagin di wax yéen defu leen lii da ngeen war a def lii déedéet rapport la boo xam ni dafa war a aider avant tout c'est-à-dire day jàppale dëkk yi ñu mën a xool lan moo doxul ba en tout cas améliorer lu mën a nekk
te wax dëgg yàlla suñu xoolee rapport bi ñun wàccoog nañu lu commission bi doon xaar donc fu mu nekk nii pare nañu pour valider que tey jii jébbal ko sunu ministre mu mën ko envoyer UEMOA su ko defee ñoom ñu daje ministre du commerce de l'UEMOA pour valider rapport régional boo xam ni day tënku ci rapport dëkk. wutali Burkina Faso ngir jeexal yële jotaay xibaar foofee nag ñu ngi fa doon amal élection palum njiitu réew mi dafa mel ni nag commission bi nga xam ne mooy saytu élection yi di waa CENI daan nañuy fësal nag li nga xam ne moo ju génn si résultat yi nëgandiku yi dafa mel ni ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew Roch Marc Christian Kaboré moo jiitu nag jamono ji si xayma bi nga xam ne def nañu ko ndax lu toll si ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti communes yoo xam ne am nañu ko ambassadeur yeeg ñi nga xam ne ñoo di consulat yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi leen di saytu ñoom waa CENI nee nañu Kaboré am na lu toll si juróom fukk ak juróom ñetti baat yoo xam ne si téeméer boo jël ki nga xam ne mooy opposant bi nga xam ne moo fa gën a fës di Chefine Diabré moo topp ca ginnaaw téeméer boo jël am na si fukk ak ñeent yu toftal ñaar fukk ak juróom si téeméer boo jël ñu teewlu wàllu woowee si ki nga xamante ne bi bokk na si ñiy saytu doxalin woowu yële élection foofu si diwaan ba di Mamadou Seck ñu teewlu ay kàddoom. waaw CENI proclamé na résultat yi président bi fi nekkoon mooy toogaat rek daanaka bu dee amul contentieux maanaam bu ñi doon acteurs politiques yi bu ñu ñëwul contesté ko ba cour constitutionnelle prononcé wu alors je pense que président bi mooy toogaat sauf extraordinaire parce que il est élu à 57%, donc moo jël raw gàdd bi opposition bi nag bi élection yi jeexee xawoon nañoo tàngal tuuti ni dafa am ak càcc ngi fii fraude massive et cetera mais finalement ba boycotté woon sax CENI bi def comptage voix yi mais ils sont revenus à de meilleurs sentiments mujj nañoo ñëw comptage des voix yi mën a continuer et loolu mën nañ jàpp ni lu ci bari nag liggéey yu ñu bari ñi ngi woon ci suuf pour ñu dellu comptage voix yi ku ci mel ni organisation yi nga xam ni dañ ñëwoon def observation internationale maanaam OIF Union africaine Nations unies CEDEAO ñu boole ci aussi une coalition boo xam ne bi société civile moo ko yoroon fii nga xam ni ñoom dañoo déployer lu toll ci 4,000 observateurs sur le terrain ñoom ñëpp nag fraude massive yi ñu doon wax ak dysfonctionnement yi ay dysfonctionnement amoon na fi mais je pense que du woon rek dysfonctionnement bu jëmee ci benn boor ñoom ñëpp la dysfonctionnement yi dal ndax bureau de vote bu tijjiwul ba 16h gëmuma ni kenn rek la gaañ tous les acteurs politiques ils sont concernés ñoom ñëpp lay gaañ c'est d'autant que fii situation bi mooy amul ay fief yu prononcé maanaam ni Idrissa Seck moomee Thiès ba bu demee tëdd nelaw mu leer ko ni ñëpp day gagné Thiès ni nga gis Khalifa Sall moom Dakar moomoon ko mu leer ko ni day tëdd nelaw moom Dakar fii amu fii réalité de brassage politique la ce qui fait que bu problème amee quelque part ñëpp lay laalandoo donc finalement c'est des réalités comme ça qui ont fait que l'opposition on les a appelés à de meilleurs sentiments mujj nañoo dellu comptage bi yeggaliku ba fi ñu toll proclamer lañ résultat yi ci biti nag c'est calme coow amul yuuxu amul ñi gagné sax daanaka kenn déggu leen ñu fecc wala ñu yëglu ñi mérite kenn déggul ñu confronté wala ñu génn di wax quoi que ce soit donc on comprend que c'est une situation boo xam ni Burkinabé yi quand même c'est un peuple très mûr et il y a une sérénité qui a prévalu durant tout le processus hormis quelques montées de température à la veille du scrutin. Voilà globalement ce qui se passe. Xëy na contentieux bi lourd mais je pense que comme d'habitude tous nos acteurs politiques en général du ñu dem ci ay contentieux du fait de la technicité souvent mais également du fait souvent aussi dañuy monter au créneau sans preuve. Donc tous ces éléments-là pourraient expliquer un contentieux léger, mais en tout cas on attend le Conseil constitutionnel qui, dans les 48 heures, s'il n'y a pas de contentieux, s'il n'y a pas de recours, il a la possibilité de proclamer les résultats. Voilà un peu ce qui se passe sur le terrain. jaajëfal ko Mamadou Seck ñu fàttali ne élection gi fukk ak ñetti candidat la amoon foofu ci diwaanu Burkina Faso ñu del si réewum Sénégal wax li nga xam ne moom lay yëglekaay yi xëy fësal tey si àjjuma ji dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru novembre atum 2020 ñu ànd seek Alaaji Baba Ndiaye.
mbaa yéen a nga ca mbas mi ci réew mi te ba tey ji jeexagul la njiitu réew Macky Sall bëgg mu jeex tàkk ci Sénégal Le Soleil ne njiitu réew Macky Sall nag fu mu ne nii la ko day sëkk la am ndax ne la ko tiital mooy woppi gi gën a takkarnaas ci Sénégal ginnaaw xew wu tar wi nga xam ne sampat nañ ko ba mu dettu ginnaaw bu baax a baax ci réew mi ndaxte nee na moom njiitu réew mi Macky Sall ñaareelu vague mbasum Covid-19 ci Sénégal saa wu antoo koom-koom réew mi di ko attan rax ci dool nag réew mi mën na fa jaare sukuraat ba faw L'Observateur ne ginnaaw borom xam-xam yi njiitu réew mi Macky Sall ma ngay yëglu ci kanam askanu Sénégal gépp ndaxte nee na la muy bañ ci réew mi mooy limub ñi amee mbasum Covid-19 yaatuwaat ci réew mi te nag loolee mën na sóob Sénégal ci jafe-jafe gu tar goo xam ne suqali ko moom du yomb ndax loolee saa wu amee sunu réew du ko attan ci wàllu koom-koom bi rax ci dolli mën na gatang réew mi ba dootul dem dootul dikk te nag waxtu wi lu toll ci juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti milliards sunu koppar dugal nañ ko ci mbas mi te jeexagul yéegle kaay groupe Futurs Médias bi ne mbas mi nag saa wu tàmbale waatee mel na mu meloon ci ndorte li musiba dëgg lay jur ci réewum Sénégal Mouhamed Dia ak Maysa Babou ñoom ñaar ñëpp di gëstukat ci wàllu koom ne mbas mi bés bu melee ne mu meloon ba muy doog dugg Sénégal mën na sóob koom-koom réew mi te bu boobaa suqali ko du doon lu yomb Le Quotidien ne bés bu ñu sàggane ba mbas mi yaatuwaat bu baax ci réewum Sénégal bu boobaa danañu xam ne lépp dëgg ndax dootuñu ko defati ndax koom-koom gi dina gën a sëngeem jafe-jafe yi nag fook natt dana ko weesu loolee tax ba critique ne réew mi ci alerte rouge dëgg la nekk ba tax njiitu réew Macky Sall di woo sénégalais yépp ñu sàmmoon teg digle yi bàyyi ko ci kër docteur yi ba noppi def suñu bopp ne ba léegi mbas mi mu ngi fi li am démb ci péjum ndaw réew ma La Tribune ci la xëy tey yëglekaay bi nenu député yi waneete nañu seen bopp ci assemblée nationale ci anam bu ñaaw sax yëglekaay bi ne taxawaayu député yi joxul benn orma askanu Sénégal te seen taxawaay gi nag gàcce dëgg la jural réewum Sénégal ndax Pape Seydou Dianko député maire bu Toubacouta moo doon defanteeg Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ndaxte nee na ko maa la mën maa la ëpp doole te dama lay duma suur saare kàddu député bi di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nag moo jaaxal ñëpp ndaxte nee na ay directeur u domaine ñoo fi nekk di jël suufu Sénégal di ko jox ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp loolee la député bi mënuloo wanaasu ba tax mu mer ba futu yëkkate la kàddu di dànkaafu député bu bokk gis-gis bi les économies l'opposition bu Sénégal démb ke daa defal bagage gouvernement bu Sénégal ndaxte Mamadou Lamine Diallo ak Mame Diarra Fam taxaw dem la ñu def ne ordonnance yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci gouvernement bi faw mu leer nañu ba mel ni jantum midi beneen député bu wax ci mbir yi mooy Abdou Mbacké Bara Dolly ndaxte nee na budget bu Sénégal bi nag askanu Sénégal seen bopp gisu seen bopp ba noppi dal ci kaw njiitu réew Macky Sall ak yoreen bi nga xam ne def na ko ci bopp réewum Sénégal kaddu yu jolli démb ci pencum ndaw réew ma Serigne Mansour Sy Djamil ni mësu ko dégg ba mu juddoog léegi Moustapha Guirassy ne jafe-jafe gi nag fa mu nekk jamono ji mooy fast track bi nga xam ne njiitu réew Macky gaayam ñu ngi koy bàkkoo lii moo soob réew mi ci jafe-jafe bu la kenn mënul la nettali Le Quotidien ne en tout cas budget bu Sénégal démb voté nañu ko te daanaka jege na juróomi junniy milliards sunu koppar enquête ne njiitu réew mi Macky Sall mu ngay gën di dooleel ay farandoom ndax moom njiitu réew mi Macky Sall yokk na budget bu Moustapha Niasse yokk budget bu Aminata Mbengue Ndiaye yokk budget bu Idrissa Seck laas ne idée ak Macky daje nañu niki démb rax ci dolli moom Idrissa Seck dekkil na Awa Gueye Kébé te waxtu wi nag fa mu teg gëtam mooy parti bii di réew mi gën a yaatu gën a daj ci réew mi Vox Populi nañu ginnaaw la ko marché Ocass ak projet bu Ndakaaru Castor démb da doon tàkk ay millions moo seey ba defi dóom te ci lakk gi niki démb benn nit moo ci amee gaañu-gaañu lu ëpp fukki oto lakk ci ba jeex tàkk jëfoof Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides la ñu fekk ci Le Soleil La Tribune Critique Libération ak Vox Populi yëglekaay yi yëpp nanu xalif général des mourides téeméeri millions sunu koppar la jël jébbal ko ñi nga xam ne ñoo amee jafe-jafe ci lakk ga woon ca marché Ocass critique ne sunu réew di Sénégal taxawaayam nag baaxu ci lu jëm ci wàllum xeex guerre ci Sénégal ndaxte nag yëglekaay bi ne bu dee def nañu xayma ci tolluwaayu xeex mbuxum ci réew mi Sénégal taxawaayam baaxu ci les sukkandiku procès bu imam Galadio démb ca tribunal ba Ndakaaru faw tut mu toj ndax tribunal ba démb tàng na jër avocat yi seen bopp nag ñoo doon defante kenn mayul sa morom lenn te imam bi démb lu ne dégg na ko L'Observateur ne benn waaye moo jàpp jabaram duma ko ba damm loxo bi te taaj ndékki moo leen boole mais da ngay seet loolu rek kawteef dëgg kay boo kookee njaga ba santul Seck ñu ngi jaajëfal mboolem ñi ñu doon teewlu jaajëfal Alaaji Baba Ndiaye si yéenekaay yooyu nga xam ne moo ndar képp yi la jotaay geneen jotaay 18h45 lay doon si kàllaamay wolof 19h45 tamit si kàllaamay nasaraan ñu leen di sant bu baax di leen gërëm si topp gi xibaar di wéy indi si www.media.sn ñu yendoog jàmm